jouer. Il va jouer avec Moussa. Na jël rek après nag. Si tu entends, si elle chante, tu entends. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ngeen comprendre ma nag tey ndax damaa xaw a soj mais nag Cheikh damaa ñëw fi nga xamante ne nii moo di Mixta ma daal fii seet si xale boo xam ne dinaa leen ndaanaan la ndaxte nag doon ndaanaan weesuwul ak papaam nekk ndaanaan doon wéyli pire nag ba yàlla dogal li mu dogal mu nekk nag Sabel Dieng ma ñëw nag tey fii seet si ko ci fi nga xam ne salle de répétition la muy préparé le 28 bientôt vendredi incha allah Cheikh dama koy jox mu nuyoo ñu daal di xuus ci waxtaan bi Sabel maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mira maa ngi nuyu Sénégal yëpp suñu mbokk internet yi ñuy seetaan info réew mi di leen ziar bu baax a baax di leen souhaiter une bonne fête de Noël une très bonne et heureuse année di nuyu ñëpp. première son bi ma fi njëkk a déglu dafa mel ni sa bopp ngay way. waaw nga fekk ma fii Mixta ci studio Dorémy Sëñ Fall sama mag. may répété di waajal le 28 comme ni nga ko waxee muy date boo xamante ni vraiment ñëpp a ngi koy wàcc may soirée njukkal ma fas yéene njukkal waa Sénégal yëpp. waaw son bi ma dégg nag ma njëkk ko way mooy yegsi naa maa ngi annoncé sama dugg si ci arène bi donc di ci wax nag li ma doon ak li ma donn ak li nga xamante ni moom laa moom mu nekk ci man waaw. nga ni duma ko yee xaw ma day moom mooy yee boppam. waaw yegsi naa ku ma doon laaj. waaw garabu niim du sax li moo ndax la mu doon la doom yee doon lu jiw a jeexul jugu fa doomi ñey bu ko xeeb ba mu juddoo ndax dina ma sa rëy li ma moom jox ma li ma moom. léegi yow
ñan ngay laaj li nga moom maanaam ñan ñoo la war a jox li nga moom. waaw li ma moom ñi ma ko war a jox mooy ñëpp rek ñëpp laa ko laaj ndax xam nga tey ji boo ñëwee ci arène bi boo ñëwee da boo fa ñëwee daa fa fekk ay mbër waaw nag boo yegsee ci mbër yooyu ku nekk da ngay bàkku rek waaw ku bàkku rek da ngay bàkku jëmale sa boor moo tax ma ne maa ko moom moo ko mu neex moom ayca léegi nag dañuy daal di dugg ci avant Sabel di dugg ci biir milieu showbiz bi avant Sabel daan dugg ci milieu showbiz bi n'est-ce pas que da nga doon jàng. waaw Mira man dama doon jàng bi ma jàngee fii ba nga xamante ni am naa sama bac ma dem def sama étude supérieure au Maroc à Casablanca waaw bi ma demee foofu nag def fa samay étude ba am sama licence ma daal di dellusiwaat fii nekk nag di continuer ba tey sama vie professionnelle di liggéey nekk ci benn entreprise privée fii comme responsable commercial comme assistante de direction donc après nag xam nga li ñu naan rek deret du réer waaw deret du réer deret daal di may dab rek dab ma daal di dugg ci yëf yi. mais Sabel jour bi nga bàyyee jàng ba dugg ci biir milieu bi say parents naka lañu la taxawoo ci bi nga nee da ngay musique. waaw man nag comme ndeysaan comme jàngoon naa ba daal di am benn as diplôme su ndaw ndeysaan ba commencé di liggéey et tout xanaa bi may bàyyi liggéey bi nga may wax di parce que nag dama daan boole ñaari sax ndax dama daan jóge bureau dem studio bu ma jógee bureau dem studio bu ma jógee studio dem ñibbi bu ma jógee bureau dem studio donc par la suite laa dem ba affaire bi xam nga musique dafa fiir affaire bi xaw a metti ni ma koy cumuler ma viré nag ci musique bi carrément donc ñoom ni ñu ko jëlee mooy ni ma ko jëlee rek mooy delloo siwaat lépp ci loxo yàlla mooy destin ndax su ma xamoon ne ci musique bi laay mujj kon ba ma juddoo rek damay daal di dugg ci école de musique bi di jàng musique mais xaw ma woon ni fa laay mujj donc destin la ñoom tam ñu gëm ci yàlla ànd ceeg man xam ne ci ñoom laa ko doon rek ñu accepté ko. léegi nag dama lay laaj sa ki nga xam ne moom mooy sa waajur bu góor te yàlla dogal mu génn àdduna yàlla na ko yàlla xaar àjjana moom jour bi mu njëkkee dégg ni doomam way na naka la réagir. moom nag ndeysaan mësul woon a xam ni sax man mën naa way parce que mësuma dégg may fooye ay way du genre xam nga ndax man ma nekkee xale damay wax sama baat dafa naqari woon ba nga xam ne su ma wayee sax ñëppay daw moo tax xalaatuma woon foofu donc bi mu njëkkee dégg ma way nag affaire bi daf ko def équation dafa jooye ba sonn jour boobu ndeysaan jour boobu sama yaram sax dafa daw dama réccu sax lan la ma doon déggee ma way affaire bi daf ko bett soo ko waxee lan ngay jooy mu ne man Sabel dama xamul kañ la mën a way xaw ma kañ la mën a way donc ba loolu weesu lu yàgg mais loolu ba mu ko xasee dégg rek la xelam daan na bàyyi xel ne man mii un jour war naa war a mës a mën a way mais waxu ko kenn mu ne pat mais ana sama benn frère ndeysaan maar nen dañ doon toog ba ci yàgg mu ne ko est-ce que xam nga ni Sabel ci musique bi lay mujj waaye duma ko wax dara bàyyi ko rek mu jàng mais xam naa ne day mujjee way donc kooku xam kon bett ko kon sama waajur bu góor muy El Hadj Ndiouga Dieng yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana nga am un jour nga ni sa papa dafa mosoon voyager nga namm ko torop boobu ñëwagul nga daal di jël sa téléphone di ko wayal benn way enregistré ko ba mu ñibbisi nga tegal ko est-ce que mun nga ma may air boobu genn góor laay wel aw sa yoonu góor genn góor laay wayal guddi am na boome ne nga mami lor sa yaay man tay ma di la jóobey Malick Ndiaye jeng sa baay papa genn góor looy xalaat guddi am na borome baayu Sabel jeng naay wel aw sa yoonu góor baayu Awa jeng laay wayal guddi am na borome baayu Mara jeng man tay ma di la jóobey baayu Pama jeng laay wayal genn góor looy xalaat bàyyi moomoo guddi am na borome
waaw ah léegi nag sa papa ñibbisi après. waaw ndeysaan dama laa namoon ba di la wayal tegal ko way bi ne ko déglul ndeysaan mu déglu way bi déglu ko jékki-jékki daal di jug dugg ci biir néeg bi ma jaaxle xaw ma lan moo tax mu dugg ci biir néeg bi mu toog gisuma ko mais ni mu duggee ci biir néeg bi xam naa ni kii yaramam dafa daw ndeysaan génnaatul ba suba loolu mooy duggam ci biir néeg bi ba suba bi ma xëyee ma ne sama yaay waa sama pap moom jaaxal na ma de démb dafay déglu way bi rek dugg ci biir néeg bi di jooy sama yaay ne ma ah sa papa de daa jooy ba bët set wicc ndeysaan mu nekk anecdote boo xamante ne ma marqué trop ci moom parce que ndeysaan dama xam ne jour boobu dafa am lu mu yëg loo xamante ni peut-être man sax xamuma ko mën naa ni nga nekk xale di soog a dugg ci biir milieu showbiz bi ak aar bi fi mu toll nii mu toll fii metti gi mu metti nga dem dugg ci biir milieu bi Sabel. waaw mi li ma la wax sànq rek dañuy delloo si waat lépp rek ci yàlla suñu borom bi parce que showbiz bi lu mu metti ñun ci lañ judd ci lañ yaru suñu papa nekkoon ci te taxul mu yàq ko benn yoon donc nekk nit ku jullite woon nekk nit ku vraiment ku gëmoon yàlla nekk taalibe cheikh bu mag ba ñëpp xam ko donc ñun lépp lu ñuy def rek dañ ciy jiital ngëm yàlla ba pare def jéem a doxee tànk yi nga xamante ni daan na ko doxee moo tax showbiz bi métti na lool mais nag ñun aussi méttiwul torop sax si ñun parce que on est une famille très unie et que ñi ngi ciy sant yàlla bu baax a baax waaw. ma gis ni say mag yu góor ak say rakk ñu ngi ci biir milieu showbiz bi est-ce que pare ngeen pour nekk benn liggéey maanaam ngeen créer seen labelu bopp ngeen liggéey ci wala kenn ku ci nekk dafa nekk ci label. waaw ñun nag loolu moom question la boo xamante ni chaque jour presque ñu posé ma ko donc loolu moo lay wane ni Sénégal vraiment yàkkamte nañ loolu bëgg nañ ko ah dina mës a ñëw parce que xam nga nit ndeysaan boo nekkee ci tey bu ñu nekkee ci entreprise ku ci nekk dafa da nga dem jàngi ji ñëw indi boo leen ñëwee ngeen tase donc noonu rek lay demee ku ci nekk da ngay dem mbapat jàng musique bi jàng àdduna jaar-jaari bu ñu paree dañuy ñëw tase waat te loolu yàggatul léegi la rek incha allah dinañ tase vraiment jox gars yi li nga xamante ni soxla nañ ko parce que chaque jour ñu laajte ko waaw. ma gis ni Sabel yaa ngi génne benn single muy njukkal góor ñi est-ce que Sabel mi ngi ci album bi. waaw njukkal sa góor nag single bi moom dañ ko daal di kii rek mu daal di ñuy accompagner ba ci kanam mais xam naa ne daal li ma nar yëpp après njukkal sa góor bi moom dama koy nëbb maa ngi ciy liggéey duma ko wax. waaw léegi doo ma ci xaw a may tuuti rek ci album bi parce que yow yaay liggéeyal sa bopp wala am na label boo xam ne ñoo lay gunge ci album bi. non man nag nekkuma ci benn label man maa ngi nii di demal sama bopp man ak sama entourage ak sama famille sama staff ñoo ngi góorgóorlu li ñu yàlla di cëralee ak us néew ñu ngi ciy góorgóorlu di ci demal suñu bopp nekkuñ ci benn label. yow yaa bëggul dem ci label yi wala label yi ñoom ñoo la woowul pour nga ñëw liggéey ak ñoom parce que nag Sénégal doo ma ni ñàkkul label boo xam ne mën na la accompagner ci sa carrière. waaw chaque jour ñu woo ma label yi may woo bari nañ trop fii ci Sénégal. ñi ma bëgg a produire aussi duñ fi jeex duñ fi xaaj tout le temps dañ may woo mais xam nga yoon boo ci nekkee à chaque fois yàlla dalay boole rek ak nit yàlla moo ma booleegul ak kenn ci ñoom mais tout le temps ñi ngi may woo mais bis mu ci gisee koo xamante ni man ak moom peut-être yàlla boole nañu waxtaan nañ ba ku ci nekk li nga soxla ci sa morom rek mu ngi fa kon dinañ dem ci label incha allah. incha allah ma gis ni Sabel macha allah li nga fi répété tey doy na waar loolu noonu est-ce que boo ko dajale woon maanaam nga liggéey ko du mën a mottali li nga xam ne moom mooy album bi parce que nag man li ma gis tey nga répété ko fi tarkaala macha allah laf cat. waaw Mira li ñu fi répété tey sax ëpp na sax album macha allah li ñu fi répété ëpp na album mais nag li ma la wax rek xam nga Sénégal moom. bala nga leen a génn di leen tegal da ngay liggéey ba ci kanam donc man lu ma def dama koy xeeb maa ngi liggéey
ak sama staff ah bis bu ñu amee lu ñu doy rek dinañ ko génne mais mënuñu joxe ne app bii la ñuy génne wala dara parce que xam nga liggéey boo koy def tam boo joxee app bu jotee di nga ko def de. waaw bu la fekkee pare goo nag xam nga li ngay joxe mu kon. day la xam doy na waaw moo tax nag Sénégal man maa leen ko dig dama koy togg ba mu ñor ma jox leen ko. sa rakk yu góor yi ne ci biir milieu bi di liggéey yow it nga ne ci biir milieu bi di liggéey seen relation naka la demee parce que yéen ñëpp yéen a bokk même liggéey bi. waaw ñun nag suñu famille moom mag jiitu rakk topp lañ xam ñun noonu lañ demee. mag dafay jiitu rakk topp man samay mag dama leen a jox cër respecté leen ñu wax ma déglu xam nga bu ñu ma teree ma bàyyi samay rakk aussi noonu ku ci nekk man pour man loolu. Plus la parce que tey jii dañuy mottalante rek ku ci nekk am nga loo soxla ci sa morom donc entente macha allah entente macha allah. tey ma ñëw fii fekk fii ñun ñëpp a fi répété mais gisuma fi sa benn mag wala sa benn rakk boo xam ne ñëw na fii ci sa ay salle de répétition wala soirée bi dafa nekkul soirée boo xamante ne nii jar na ñoom nga leen ciy déranger wala da nga wóolu sa bopp. non demeewul noonu sax xam nga ñu ngi ci décembre. ñu ngi ci décembre te man mii sax boo xoolee sama bët xam ne ay fan a ngi nii nelawuma ñoom aussi c'est la même chose nelawuñu xam nga ñi ngi fanaan ci soirée yi émission yi xam nga ku ci nekk maa ngi léegi nii bi may ñëw maa ngi bàyyi kenn ki rek ci ñoom moo ngi dem benn émission taf émission lañ fanaan ba bët set tey lañ tëdd xam nga donc ku ci nekk am nga loo xamante ni moom ngay def xam nga ku ci nekk ma daal di lay libéré nga dem def mais répétition yi d'habitude da nga leen fi fekk ñoom ñëpp dañ fiy nekk boo suivre sax yi nga xamante ni dama koy def direct Facebook sama page da ngay gis ñoom dañ fiy nekk xam nga donc am dañoo amul jot moo tax tey fekkoo leen fi dafa am yeneen yu ñu nekk yeneen yitte ma libéré leen. ñu gis ni Grand Théâtre kii bi defoon ngeen benn hommage ak seen papa lan moo tax duggoo leen studio créer ko benn hommage. waaw hommage bi ñu defoon nag muy Grand Théâtre bu Momo Dieng dañ ko moom lañ doon rendre hommage en fait dañ ko doon rendre hommage famille bi yëpp nga gis leen sur scène ñu yéeg macha allah mu nice torop hommage yi nag moom ndeysaan nit ñi dañ koy yéene ba nga xamante ni nit ñi yéene ko ba nga xamante ni heure bu ñu xëyee dañ koy bëgg di rendre hommage man bi muy def 1 an de décès defaloon naa ko benn hommage boo xamante ni dama reprendre Dee moo wóor muy morceau boobu nga xam ne ñëpp xam nañ ko ma reprendre ko rendre ko ci hommage waaw ñi nga xamante ni ñooy ñeneen ñi samay frère ñoom aussi ñi ngi ku ci nekk am na loo xamante ni yaa ngi ko préparé ci hommage tegal ko barki démb rek Wally ak Momo ñu ngi ko defal aussi benn hommage bu nice defal ko vraiment hommage bi yaram yëpp daw xam nga nit ñëpp jooy donc hommage yi du jeex ci moom bu ñu yeewoo dañ koy rendre hommage. Sabel man ba ma la dalee suivre ba léegi di la xool look bii laa la gisee pourquoi nga def lii. waaw sama style la xam nga artiste ku nekk am nga sa style boo xamante ni ku la gis rek moom la lay xàmmee tey jii sama bopp bi mooy sama nattu àdduna su ma génnee fii bopp bi nag mooy tax ñu xàmmee ma mais su ma tegoon perruque sax peut-être duñu ma xàmmee. lu tax loolu wala da nga xalaat ni perruque du la jàpp. non si jàpp na ma parce que ñëpp xam nañ damay teg ay perruque dañ may gis may teg perruque et tout mais su may génn di def samay spectacle sama ay du ma mën a teg perruque parce que nit yi di lañ ma xamee moom mooy sama style la xam nga loolu la. mais xam nga c'est-à-dire même bu nekkee sa style des fois nga créé waat leneen loo xam ne day nekk tamit beneen buzz bu delloo ci yow mais man tout le temps bii laa lay gisee bii. an la sama. bii laa la nga bëgg ma changé ko. waaw mën nga ko kii quoi mais comme nga créé waat beneen style boo xam ne sa touche personnelle lay doon encore ci yow. waaw yow nag. non man dama teentoon mu weex. mais après dama ko ñuulal. waaw mais man damay changé teinte. man chaque soirée ma changé teinte. ok. defoon naa bàyyi woon naa mu noir. ma jékki-jékki def rouge. Aubergine jékki-jékki def bi blonde damay changé. dëgg la Sabel da nga mës am jëkkër. man. chat Mira man loolu daal no comment loolu daal man duma ci wax. ayca kon duma ci wax. léegi nag ñu gis ni soirée bi mi ngi ñëw le 28 incha allah est-ce que tout le temps wala chaque fin de mois da ngay def soirée. waaw man ñun nag suñu ay soirée ay événement lañ koy def duñu tout le temps duñu soirée chaque semaine
ay événement lañ koy def dañ koy préparer soit chaque mois chaque 2 mois wala chaque 3 mois ça dépend en tout cas événement la dañ koy préparer ma ciy profiter di wax gars yi ne le 28 bii muy vendredi incha allah rabbi maa ngi woo ñëpp Casino Blue Art ku bëgg a gis Sabel en live soirée dëgg. njukkal sa góor laa wax ku nekk day ànd ak góoram ñëw ma njukkal la en live. bu dul Casino kese fan ak fan ngay tëggaat. waaw ça dépend rek parfois ñu def ay after work yoo xamante ni dafay nekk ci restaurant yi. ça dépend ay after work ci restaurant yi acoustique facette yooyu yëpp dañ koy jouer waaw. mais Sabel est-ce que soirée yi ngeen di def nii surtout maa yow nga nekk xale est-ce que yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax parce que liggéey la ñoo ngi ciy liggéey di ci sant yàlla bu baax parce que xam nga tam wax dëgg yàlla nag musique bi nag liggéey la comme liggéey yëpp métier la. dafay fay comme métier yëpp nu ñuy fayee macha allah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. soirée yi nag métti nañ trop vraiment parce que tey jii booy def soirée vraiment di nga bëgg a indil nit ñi loo xamante ni vraiment bu ñu ko déggee dina leen satisfaire donc di nga def say répétition yu doy xam nga def say création xam nga affaire yooyu daal sol lu rafet loo xamante ni macha allah bu ñëwee gars yi ñëpp dinañ kontaan. donc loolu yëpp ay frais la yoo xamante ni boo ko liggéey bu musique bi liggéeyul day métti de Mira day métti donc ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax macha allah. sa relation ak artistes yu mag yi. waaw artistes yu mag yi artistes yi yëpp laay wax parce que nee naa man artiste bu mag ak bu ndaw amul artiste la donc sama relation ak artistes yëpp mooy ku ci nekk rek respect laa am ci yow respect nga am ci man jàmm lañ sekk. man ak yow jàmm laa sekk ak ñi ma ci jot a xam ñëpp macha allah jàmm laa sekk ak ñoom ñi ma ci jot a miin ñëpp samay gaayen lañ. aco Wally Seck daal di génnee sa papa hommage am solo. tàkkaala macha allah ba nga ko déggee naka la def. bi ma ko déggee sama yaram dafa daw dama jooy ci saasi dama jël sama téléphone ci saasi ma woo Wally Seck jotuma ko ma woo soxnaam muy soxna Aydara ma woo ko téléphone jot ko mu ne ma Wally dafa nekk studio ma ne ko nee ko mu ne ma ne ko Sabel nee na kontaan na torop te ñun ñëpp kontaan nañ macha allah ndax li mu war a def rek la def ndax Wally ñun ëppale wuñ ko dara tey jii ci sama papa muy El Hadj Ndiouga Dieng ndax maamam la ci côté papa Thione Seck man di sama mag maamam la ci côté Thione Seck di maamam aussi sama yaay aussi di maamu Wally Seck donc parce que Nogay Ngom bi nga xamante ni moo jur Thione Seck bi jur sama yaay Aïcha Ngom ñoo bokk baay donc man Wally tey jii su ma ko doon taggee sax su ma ko taggee ci Faramareen ba pare su ma tourné dama koy taggee ci xarbuloo benn ci am kormal bigee saa jiko binta paar Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Kumba fari coroma jigéen jam maam dee la samp bu xale na mee jooy nga jox ko yaay mu nàmpal ko borom tata yi ci Ndakaaru Njaay doog a jàll ci Demba Kodu paarub din ca ngoone paar ba ci làmbaay kon Wally li ñu bokk dafa bëri kooku ëppalewuñ ko dara ci El Hadj Ndiouga Dieng ndax bu ñu demee Mamilor mu dem Mamilor bu ñu demee Bargny mu dem Bargny kon Wally lu ñu ko ëppale mu tax ma déggee hommage bi dama ne soxna Wally def na li ko war ndax nag bu ko neexoon tamit du ko def mais macha allah ñu ngi ciy kontaan di ko rafetlu bu baax a baax kaw ne ko album bi yàlla na ko jël. sa génération yi nga xam ni yéen a bokk milieu bi naka ngeen koy dundee maanaam. mais génération bi xanaa rek xam nga dañoo tase ndax xam nga aar bi dafa yaatu ku ne day bay sa waar rek te du tee mu des donc génération bi chaque moment dafay am génération yoo xamante ne ñooy tase donc bu ñu tasee ñoom ñoo mën a neexal milieu bi ñoom ñoo mën a neexal musique bi mooy lan entente mooy lan liggéey waaw liggéey jox nit ñi li ñu soxla parce que nag mën naa ne sax équipe la parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal donc ku ci nekk boo indee rek day neex. mais Sabel aar bi macha allah catuma leen yéen musiciens yi da ngeen xaw a sakkan torop léeg-léeg nga gis ci musicien bu ne bëreet fay. Sabel yow tey fan nga teg yow maanaam sa bët yow. xam nga musicien tey ji bu ne bëreet fay tey ji gënalu la nga fay ndax ku sañoon tey say lamp day tàkk di leen nañ macha allah donc man fi ma teg sama bët mooy rek fi artistes yëpp teg seen bët mooy yóbbu musique sénégalaise fu sori xam nga. lépp li nga xamante ni suñu nawle yi nga xamante ni ñoom lañ teg bët mooy ñi nga xamante ni def nañ ci musique bi lu kawe am fi ay trophée yu ne ci àddina
ci ñooñu lañ teg bët liggéey bu toll ni li ñu liggéey parce que loolu tam liggéey moo koy maye ñàkk jëriñu lañ wax donc ci ñooñu lañ teg bët moo tax heure bu ñu yeewoo ñu ngi dox ci li koy war a mën a indi mooy di liggéey di gëstu chaque jour. balaa may tëj émission bi dama sànq bi dama fi déglu benn son boo xam ne daf ma neex son bi eeru bambara la tur bi laa xaw a fàtte. moo ciy ban. deuxième morceau ba xaw ma troisième morceau ak Kang Fodé. Kang Fodé. waaw yabu ma la nag mais son bi daf ma neex quoi moo tax mu bëgg boo ma ci mënaatee kii tuuti rek nga baaxe ma ko. waaw Kang Fodé nag Mira du son wu bambara son cosaan la. cosaan Mira yow foo dëkk. man Dakar gi génn ma Dakar. Kang Fodé nag wayu cosaan la boo xamante ni man daf ma yàgg neex. te ki taxoon mu neex ma moo nga xamante ni moo ko njëkk a siiwal fii Sénégal muy Aminta Fall yàlla na ko yaari yërëm te xaare ko àjjana. waaw mère Aminta Fall nag moo taxoon son bi neex ma toll lool parce que moom moo ko njëkk a fësal fii donc ma di ko déglu chaque jour ne lii moom dinaa ko reprendre donc ma reprendre ko à ma manière mu nekk son bu nice vraiment. Kang Fodé. ma gis tamit nga reprendre son bi nga xam ne moom moo di Siré na ngeen ma jéem a may Siré. waaw Siré nag aussi c'est une très longue histoire parce que xam nga Siré bi ñuy woy Siré les frères Guissé boobu xam nga man xale la boobu maa ngi jàng sax wax xanaa mais Siré dafa bokk ci morceau yi ma jàngee wax. parce que man Siré yëpp dama ko daan gëm ay Siré frère Guissé seen woy Siré ak Fama dama daan gëm morceau yi ba dama ko daan dund di ko jooy. ne Siré dëgg la wala Fama dëgg la donc Siré marqué ma nag bi ma ñëwee ci musique bi di way sama xel dem ci Siré ma daal di woo sama tonton Cheikh Guissé ko vraiment tonton man son bi dama ko bëgg mu ne ma Sabel ma ne ko waaw mu ne ma son bi man maa ko jël teg ko sa loxo ci xol bu sedd guy way ko heure bu la neexee bu subaa nga génne ko sa album. fekk avant loolu tase nañ ci benn soirée boo xamante ne ñun ñoo ko doon joué ñun ak moom man ak maman ak waa les frères Guissé donc bu ñu muy way morceau Siré ñu invité ma ci morceau bi ma yéeg way ci lu nice ñoom aussi ñu kontaan ci waaw bi loolu passé nag may joué sama première soirée ma invité tonton Cheikh mu ñëw ñu diyoo morceau bi affaire bi nice Siré nekk morceau bu ma bëgg vraiment ma leen di nuyu les frères Guissé di leen jaajëfal bu baax a baax sama tonton yu baax yooyu. ma ñëw ci li nga xam ne moom moo di le 28 préventif fan la toll. waaw préventif nag macha allah ñu ngi dem le 28 xam naa ni casino moom incha allah kenn du fa xaj. waaw na gars yi ñëw gaaw wala moo jeex. Sabel yow daa mel ne nga wóolu sa bopp de. Mira waaw. bañ a wóolu sama bopp. dama wóolu sama bopp wóolu samay fans wóolu ñu nekk sama ginnaaw. ñoom dañuy njëkkante porte bi. lan ngay tàggoo nee naa la may ma woyu cosaan bi nangu woo ma ko may. waaw sama baat bi dafa xaw a dee nag Mira. ndax répétition bi mi ngi ma fekk tey daa métti dañ maa dërëj ba ma sonn. moo tax mais dama leen di wax gars yi rek ne leen Kang Fodé bi dama koy off du ma leen ko maye day yomb torop ñëw leen casino. fekk leen ma casino day yomb du ma leen may Kang Fodé bi nañ ma fekk casino ndax ñu déglu luy Kang Fodé li tax Mira mii taxawuma nii. man moom déjà dégg naa ko ba pare. nee naa la képp ku ma àndal bu soobee yàlla day ñëw ci soirée ba te waa infirmier yëpp dañuy ñëw ci soirée bu soobee yàlla lan ngay daal di tàggoo. waaw li may tàggoo rek mooy souhaiter Sénégal yëpp une très bonne et heureuse année maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam ci réew mi di leen gën a ñaaxaat nag duma tàyyi ci di ko wax ne Sénégal réewu jàmm la réewu teranga la donc jàmm rek lañ xam. ndam li fii lay dellu si waat lu ñu xëccoo duñ ko jox beneen nationalité de sénégalais lañ koy jox un vrai sénégalais donc nañ xam ni jàmm rek moo fi xëcc waaw loolu laay tàggatoo. fans yi di nuyu ñëpp di leen remercier ñoom ñëpp fans yi mënuma leen fay tout le temps ñu ngi leen di yëkkati ñu topp suñu ginnaaw di ñu bëgg di ñu woo moo tax sama téléphone bi su sonné damay jël ñëpp damay wax ak ñëpp parce que fans yi ñun mënuñu leen fay ñoom rek lañu am. buñ ñu bëggul woon tam ñun dañuy dem tëdd nelaw rek bàyyi way. waaye nag yow Sabel des fois yéen artistes yi nii. bu ngeen xasee ba yéeg benn niveau bi. seen téléphone bu leen seen fans yi di woo. du ngeen jël mooy maanaam gaaw beew. waaw mais boo yéegee benn niveau say fans woo la jëloo après da ngay daanuwaat. parce que boo yéegee ñoom ngay àndal yéeg ci kaw. mais bu ñu la woowee jëloo nga daanu ñoom bàyyi leen foofu loolu rek la. maa ngi lay jaajëfal bu baax. waaw merci beaucoup Mira merci Info Rewmi. maa ngi remercier ñëpp di nuyu waa Info Rewmi yëpp nag di nuyu sama cousine jolie maman
Guèye. Cheikh maa ngi lay jaajëfal yow it bu baax a baax di jaajëfal ki nga xam ne moo di Penda di jaajëfal moom tamit ci oyof gi mu oyof loolu ñu fekk ko fii nii muy répété mu bàyyi léppam nag toog waxtaan ak ñun yal na ko yàlla may jàmm yàlla may ko réussite bu baax a baax ci aar bi mu jublu Cheikh maa ngi lay jaajëfal yow ba beneen yoon.